ja ci première partie bi lee Chérif ñu ngi lay nuyu gërëmati la ci teewaay bi yeewu leen bii di beneen format wu yeewu leen dañoo bëgg sénégalais yi gën a yeewu ci li nga xamante ni moo di virus bi gën a yeewu ci li nga xamante ni moo di crise bi di taxawaay bu am solo boo xamante ni yow ak rédaction bu télévision Futur Média yéen a ngi ci depuis plus d'un mois ñu lay ziar di la jox sa wàccuwaay Chérif Dia. jërëjëf Pape delloo la yow it wàccuwaay yooyu di nuyu mbokk téléspectateurs yu ñu seetaan ci biir réew mi ak ci bitim réew di dellu rek di ñaan sunu borom balaa bi nga xamante ni tàbbi na ci àdduna bi mu teel fee jógee ñu delluwaat ca la nekkoon di ñaan également képp koo xamante ni yaa ngi tawat yàlla yëkkati la. muy nga am corona wala nga am beneen jàngoro parce que si ñu ngi topp corona bi fàtt yeneen jàngoro yi nga xam ne également mi ngi solal nit ñi rawatina. nit ñi amatoon courage wala fit di dem ci hôpitaux yi ndax ragal jëlee fa jàngoro ji. loolu lépp kon ñu ñaan sunu borom mu daal di koy saafara waaye kër docteur it ñu ngi leen di encourager ñoom ñi nga xamante ni kon ñoom ñoo nekk au front di defante ak li nga xamante ni moom mooy virus bi di bàyyi xel également sunu mbokk yi nga xamante ni ñu ngi ci bitim réew rawatina ñi nga xamante ni ñoom la nekk ci réew yi gën a infecté. ñu confiné leen mu ñoo génn lan daa yónnee seen njaboot mënatuñ ko. loolu lépp également ñu ngi leen di bàyyi xel bu baax. ay sénégalais yu nekk bitim réew démb ba tey ñu ngi dégg ni ñii am nañu feebar bi ña ca des faatu. juruk njàqare ci seen i njaboot fii ci Sénégal ndax dégg nañu ni ngir ñu jagaajale seen i néew jëlee ko ca dëkk ya ñu ne ngir indi ko Sénégal lu ñu dakkal la loolee ñu bëri rafetlu wuñu ko xam naa daañu ci ñëwaat bu ca kanamee dinañu waxaat itam ci yeneen i sénégalais yoo xam ne ni lang nañu ci ay dëkk te bëgg ñibbisi di ñaan wàllu wala di woote wàllu diggante Sénégal ak Mauritanie am na ay sénégalais yoo xam ne ni woote nañu wàllu dem nañu itam Dubaï. fekk nañu fa ay sénégalais yoo xam ne ni ci foire la ñu demoon faf nag ñu mujj fàllang donc ñoom itam ñu ngi woo ku leen dimbali donte ministère des affaires étrangères et des sénégalais de l'extérieur bu yàggut rek am na ay sénégalais yoo xam ne ni dañoo bëggoon ñu rapatrier leen donc jot nañu leen indi ba am ñoo xam ne ni jot nañu leen jëlee ci dëkk bàyyi leen ci yeneen i dëkk yoo xamante ni fa la ñu transit actuellement donc sénégalais yi nga xamante ni actuellement ñu ngi woote wàllu on parlera de ci biir émission bi da nga xam ne ni moo di yeewu leen mais yeewu leen ci beneen façon yeewu leen ci xel yeewu leen ci virus bi yeewu leen ci comportement yi yeewu leen te respecté li nga xamante ni mooy mesure yi jógee ca kër docteur bu nu ko defee rek daañu éviter li nga xam ne ni mooy lawuk feebar bile di Covid-19 wala coronavirus bu 10 heures pile jotee dans quelques minutes daañu dem ministère de la santé et de l'action sociale bu ko defee ministre bi Abdoulaye Diouf Sarr jox ñu bilangu tey bi 8 avril waaye dem ba tey nag Chérif li lëmbee waxtaan yi mooy cas communautaire yi xaw na tiital sénégalais yi quand même. xaw na tiital sénégalais yi parce que biñ ko xayma ñi ngi ci fukk ak juróom gën ngaa néew fukk ak juróomu contamination communautaire yoo xamante ni comme ni nga ko waxee Pape daanaka ñi nga xamante ni ñoom ñu yor jàngoro ji xamul nañ lan def ba jàngoro ji daal di dugg seen yaram loolu nag moom moo tax situation bi compliqué parce que dañuy fàttali ni Sénégal. ñetti type de cas lañ xamoon bi ci njëkk mooy cas importé yi maanaam ñi nga xamante ne ñoo ko jëlee bitim réew indi ko fii ci Sénégal mais gis na ni loolu daanaka jóge na fii li ko waral mooy tëj nañ frontières yi boobaak léegi ëpp na fukki fan ak juróom kon diir ba jàngoro ji doon def ci seen yaram ma ngay jeex beneen bi moom mooy cas contact maanaam ñi nga xamante ni kon jege na ñi am jàngoro yi ñu wàll leen ko ba fi mu toll nii nag kon situation bi elle était maîtrisée buñ sukkandikoo ba léegi ci autorité ministère de la santé mais Sénégal commencé woon na am cas communautaire mooy ñoo xamante ni kon xamun ku leen wàllu jàngoro ji muy loo xamante ni kon commencé nañ ko nemmeeku ca Thiès mais commencé na law bi ci gën a garaaw nag mooy yin jot a démb dégg ñu ne ay Kër Massar ak yeneen diwaan yoo xamante ni kon cas communautaire yi moom fii moom moo tax kon ba léegi rek nit ñi di wéyal sensibilisation yi te boo déggoo démb également décision bi nga xamante ni kon comité bi ñu dénk wàllu gestion des épidémies wax nañ ko te ministre bi daal di koy eggee askan wi moom mooy léegi dañuy bàyyi autorité administrative yi maanaam ñi nga xamante ne mooy comité régionaux yi ñoom gouverneur ya fa nekk préfet ya ak sous préfet yi ñoom ñooy jël dogal yi nga xamante ne kon seen diwaan bu fekkente ne am na loo xamante ni méngoo nañ ko loolu tax kon ñi ngi fi doon wax Kër Massar ak rond point ba gendarmerie wàcc nañ fa raxas diwaan ba kon dégg nga également ki nga xamante ne mooy préfet bu Pikine ak leeral yi nga xamante ni indi nañ ko ci et je pense que loolu nag doyut pas parce que yow mi sax booy xëy Ndakaaru ba léegi bu naan la cas communautaire am nañ fi nga gis ba léegi ay comportement yoo xamante ne jóge wu fii ay ndaje yaa ngi fi ba léegi tey ci suba rek maire bi jaay ndékki
xale yaa ngi ko rang. ñoo ngi ko rang waaw man mi bi may ñëw gis naa fu mel ni Léopold Senghor garage ba fa nekk ba nga fees nit ñaa ngay déggante et cetera mu mel ni kon ba léegi kon daal sensibilisation bi am na foo xamante ne des na fa. et je pense que même ci transport yi. parce que majeure partie bi respecté na mais am na quelques yu respecté wu mais ñooñu it ci la ñu bokk. ci lañ bokk parce que te mën nañoo mettre en danger la vie des autres à travers la propagation du virus. moom moo tax kon nit ñi di insister kon ci conscience su nit ñi rek ñu bàyyi xel ni kon day loo xamante ne lu am la li koy waral mooy am na ay mesures yoo xamante jëloon nañ ko ci wàllu transport bi. mais da ngay gis ni am na ci ay bus de transport en commun yoo xamante ni ba léegi respecté wuñ ko mooy distance bi ñu waxoon. mooy distanciation sociale bi mais également. yenn jumtukaay yoo xamante ni war nañ koo jox ñi nga xamante ni kon ñoom ñooy dawal wala receveur yi bu fekkente ni ci Tata yi la wala ci Dakar Dem Dikk yi la beneen bi moom mooy également comme ni nga ko waxee mooy je pense que loolu aussi évaluation kilifa yi dinañ ko def jëm ci wàllu woowu est-ce que mesures yi nga xamante ni annoncé woon nañ ko ci wàllu transport bi respect bi tere na affaire bi dakk fi loolu su amee je pense que dinañ mën a taxaw xool fan lañ jëm ak ban jéego la ñuy tegaat jëm ci xeex bi nga xamante ni kon moom lañ sumb. on a même vu ci ay yéenekaay tey ci suba gi dégg ko itam ci rajo bi RFM tey ci suba docteur Aloyse Waly Diouf directeur de cabinet bu ministre de la santé et de l'action sociale nga xam ne d'habitude moom la ñuy gis muy def point il dit la guerre vient de commencer. waaw la guerre vient de commencer li tax mu wax kon nag mi ngi doog a tàmbali kon daanaka liñ fi doon jëf lépp dañ doon maaj rek di xaar guerre bi li tax argument bi mu joxe mooy justement cas communautaire yooyu parce que mooy défi bi nga xamante ni Sénégal daf ko war a relever parce que bu ko deful lekk dina compliqué trop parce que day réew moo xamante ni comme ni nga ko waxee jokkaloo bi bari na nit ñi également ñi ngi dem ak dikk même si sax sur le plan du transport interurbain maanaam dëkk dakkal nañ ko mais terewul ba léegi kon cas communautaire yi mi ngi commencé feeñ parce que dimanche ak léegi rek gis nga liñ fi nemmeeku minimum 5 cas communautaires yoo xamante ni gis nañ ko mu fekk daanaka fukk yi nga xamante ni jotoon nañ ko am looloo tax sax boo xoolee yeneen décision yu ñu jëlaat ak ministre de l'intérieur mooy suspendre li nga xamante ni mooy autorisation de circuler yi nga xamante ni ñi ngi ko doon jox ñenn ñi mooy lu ñu doon wax loolu xëy na c'est pour rek mettre de l'ordre déjà ci anam yi nga xamante ni moom lañ joxee yooyu autorisation parce que biñ ko defee terewul kon ñi ngi enregistré ay cas communautaire donc am na ay failles yoo xamante ni autorités yi constaté nañ ko moom moo tax kon ñu jël dogal yooyu je pense que dina bokk ci li nga xamante ni mën na tax également ñu xool fan la problème bi nekk pour ñu mën koo situer. Voilà, ministère de la santé et de l'action sociale actuellement ils sont en repérage en direct ci télévision Futur Média 10h01 mooy doog a jot à tout moment mën nañu leen déglu puisque mettre nañu lépp en place pour def déclaration wu tey bi tombé ak 8 avril ñu xool tolluwaayuk feebar bi fii ci Sénégal bilangu 8 avril bi ak ministre de la santé et de l'action sociale bëri na ci ay dogal yoo xam ne ni ñoo ngi koy jël boobu ba tey problème bi crise bi mu ngi bëgg a def weer wala def na weer ak lu teg fii ci Sénégal et ñoom nee ñu xeex waa ngi doog a tàmbali donc defe naa xeex buy doog di tàmbali mën nañoo njort ay mesures yu gën a diis yii sax ñu jëlagum. te loolu boo déglu docteur Aloyse Waly Diouf wax na ko sànq ak El Hadj Assane ci rajo bi parce que situation bu fekkente ni continue nii on peut s'attendre à quand même d'autres mesures parce que cas communautaire yi encore une fois day loo xamante ni day compliquer la situation bi jëm rek ci li nga xamante ni moom mooy xeex bi parce que encore une fois Sénégal ba fi ñu toll nii on touche du bois am na effort yu bëri yoo xamante ni kër docteur ñu ngi koy def jëm rek ci li nga xamante ni kon moom mooy endiguer le virus à travers quand même prise en charge patients yi nga xamante ni moom la jàngoro ji laal mais également ci ñi nga xamante ni ñi ngi ciy wér mais loolu warul tax nit ñi baisser les bras wala baisser la garde comme on dit parce que tamit naagu baaxul bu fekkente ni c'est vrai que nit ñaa ngi wér ñi ngi koy dégg loolu warul tax rek nit ñi ne wéy comme nit ñaa ngi wér day jàngoro yoo xamante ni comme laa dina la bàyyi parce que encore une fois virus bi conséquences yi du rek sur le plan sanitaire day comme ni ñu koy waxee c'est plus que même li parce que bu réew yu mel ni Afrique li leen gën a sonal du virus bi yaa ngi dégg boroom xam-xam bu naan Raoult daal di ko wax démb di professeur Didier Raoult ci li nga xamante ni kon moom mooy xeetu jàngoro ji ak tamit ni chloroquine bi di fajee wala Afrique lan moo tax dalul yeneen réew yi mais je pense que loolu bu ñu koy wax conséquences yi rek du ci wàllu wér-gu-yaram mais c'est plus même sur le plan économique culturel ak yeneen i domaines yoo xamante ni laal na ko te la muy jur ëllëg bon pare day loo xamante ni li la wax bu la yóbboo
tardement la gëm réew yi développé yi la indil la mën a indil tardement waxatuma la ak ñun ñi nga xamante ni ci yoonu développé la ñu nekk développé guñu sax à la limite. xam nga kun kawoo bu fekkee ne parce que jàngoro da lay yóbbu kawoo bala ngaa jug bay ci domaine yëpp voilà ci domaine yëpp quoi presque foofu la toll muy loo xamante ni bala ñu cee jug rek ñi ngi wax ni gis nga Sénégal taux de croissance boo xamante ni mi ngi woon ci 6 et quelques pour cent wàcc ba 3 pour cent yo loolu xam nga ne fan nga Sénégal déjà xawoon na am problème ñu ngi doon wax émergence économie bi commencé woon jug mais lii bala ñoo jugaat kenn xamul kañ la donc moom foofu la nit ñi di insister di wax li nga xamante ni kon moom mooy conséquences yi donc je pense que mooy li nga wax sànq gis naa ci l'observateur am na ay décisions xamante ne également jël nañ ko jëm ci wàllu séddale yi li nga xamante ne moom mooy dund gi ñu ne dugal nañ ci armée ak gendarmerie bu ko defee kon ñoom it mooy takk der yi ngir ñu mën a jàppale kilifa yi ci wàllu stratégie bi nga xamante ni kon moom mooy rek aide alimentaire d'urgence bi nga xamante ni wax nañ ko loolu lépp je pense que dina tax mbir yi gën a gaaw parce que également comme ñi ngi naan nit ñi nañ toog seen kër il faut ñu am loo xamante ni également dana leen ko jox surtout que ñi ngi jëm ci ay weeru koor ay ci yeneen événement yoo xamante ni également nit ñi dañuy soxla yenn xeetu jumtukaay yi et je pense que ça pourrait participer quand même à soulager les populations su ko defee nit ñi quand même. Bonjour. Je vous fais lecture du communiqué numéro 38 du mercredi 8 avril 2020. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-dessous. Sur 108 tests réalisés, 7 sont revenus positifs. Il s'agit de 2 cas contacts suivis par nos services et de 5 cas issus de la transmission communautaire. 8 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. L'état de santé des patients hospitalisés est stable. À ce jour, 244 cas ont été déclarés positifs, dont 113 guéris, 2 décédés, 1 évacué et donc 128 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale renouvelle à la population son appel au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. ma jàngal leen communiqué ministère de la Santé et de l'Action sociale ci bésu tey di mercredi 8 avril 2020. Ministère de la Santé et de l'Action sociale jot na résultat examen virologique yi may waaja lim ci téeméer ak juróom-ñetti test yi ñu def juróom-ñaar ñoo ci positif maanaam ñaari cas contact yi jaxasoo ak ñu yore doomu jàngoro bi ak juróomi cas communautaire juróom-ñett si ñi ñu hospitalisé woon wër nañu bésu tey ñi nga xam ne ñoo des ci hôpitaux yi ñu ngi am tan ci bésu tey bi dalee ko ci cas bi nga xam ne moom la Sénégal njëkk a am woññ nañu téeméer ak ñeent fukk ak ñeenti cas téeméer ak fukk ak ñett ti cas wër nañu ñaar ñu ñàkk seen bakkan benn bu ñu évacué mu des téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñetti cas ci suñu structure hospitalière yi ministère de la Santé et de l'Action sociale mu ngi woo askan wi ñu sàmmonteeg digle yi nga xam ne moom la ñuy joxle maa ngi leen di gërëm di leen sant wasalaam. mu ngoog ñu doon déglu docteur Aloyse Waly Diouf mooy directeur de cabinet bu ministre de la Santé et de l'Action sociale laata Chérif Dia di nu détaillel di ko décrypter ngir ñu comprendre bilangu tey bi dañuy desandi foofee ca ministère ba ak ki nga xam ni moo nu fa teewal di Pape Fara Gning 128 cas actuellement ñoo nekk sous traitement bi crise bi tàmbaleeg léegi Sénégal mu ngi toll ci 244 cas yu positif Pape Fara.
jërëjëf Pape Cheikh maa ngi lay nuyu di la ziar nuyu mbokku téléspectateur yu groupe Futurs Médias Pape Cheikh nag duñu dellu si ci li nga xam ne moom la ministre bi wax ndax ci téeméer ak juróom-ñett yu ñu def juróom-ñaar am ci positif waaye nag fu ñuy taxaw léegi cas communautaire yi ñooy ëpp cas contact yi ci li nga xam ne moom mooy limu ñu am feebar yi ci juróom-ñaar kon lañ dem wax rek dafa mel ni am na ñoo xam ne bàyyi nañ seen loxo. dajaloo yi ak li nga xam ne moom moo am fii ci réew mi nekk na loo xam ne war nañ ko xoolaat war na nekk loo xam ne lu doy waar la ndax nag jamono ji fi ñu ko dem waxee rek danoo jóge ci beneen étape di dugg ci beneen étape mu nekk nag cycle bu doy waar boo xam ne kenn du leen mën a contrôler waaye gannaaw ba nga xam ne nag ministre bi ni ki démb jël na lii di ay décision daal di décentraliser li nga xam ne moom moo nekk xeex bi maanaam xeex boo xam ne dañ koy jox ñii di gouverneurs yi ak ñi nga xam ne ñoo dëkk kon loolu nuñ ko gën a wàccee ba ci ñi nga xam ne ñoo nekk maire yi ba ci ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk chef de quartier yi ba ci biir gox yi parce que fi ñu toll nii Pape Cheikh leen rek moo ci am gën a continuer sensibilisation bi beneen bi ci topp nag il faut ñuy dénoncer cas suspect boo gis nga daal di koy dénoncer waaye gis koo xam ne wóor na la mu nga jóge biti réew yàggute ñëw wala mu ngi am doomu jàngo ji ngeen xumtoo ko loolu mun na wàll ñi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk yëpp il faut que ñuy dénoncer nekkul boole mais aar sa askan wi la gannaaw mesure collective yi maanaam bi nga xam ne nguur gi moom la jël pour ñun ñëpp il faut nécessairement aujourd'hui des mesures individuelles maanaam ñun ñëpp ku ci ne sa bopp nga ne nag man damay jël sama mesure ci sama bopp ndax peut-être man maa yor feebar bi di ko wàlle wala keneen mun na ko wàll ci wàllu solu masque bi raxasu bi bañ a nag yaafuus fi mu ne nag ñu gën a xool bu baax a baax fi nga xam ne moom la ñuy teg suñu tànk ngir mun a xeex lii moo xam ne moo fi nekk kon ku ci ne responsabilité am daal yow engagé na sinon ñu jóge ci fii ak benn ayu bés wala ñaari ayu bés ñu jóge ci feebar bi wala nag ñu toog ak fii ak 6 mois 5 mois boobaa dafay métti ci ñun cas communautaire lenn mënu koo faj lu dul stratégie bu baax daal koy teg kon ñu dellu si rek communiqué 38 bi 118 tests la ñu def 7 positifs 2 cas contacts 5 cas communautaires 8 patients guéris 244 ñoom la ñu testé positif 113 nag ñoom ñoo ci wér boobu ba léegi ñaar ñàkk seen bakkan ñu évacué kenn 128 nag ñu ngi leen def sous traitement Pape Cheikh yaakaar naa loolu la ñu mën a jàpp fii ak 13h nag dinañ am ku mel ni professeur Daouda Ndiaye mu mun ñu jàngatal li nga xam ne mooy cas communautaire yi yan mesure lañ ci jël dinañ tamit dugg ci askan wi xool leen ñoom ndax mbir mi tiital na leen wala déet ndax comportement yi dindi nañ ko wala déet parce que gis nañ ci l'observateur boo demee Petersen yeneen bërëb yi nit ñi dafa mel ni respecté tuñu li ñu wax ci wàllu transport bi respecté tuñu ci li ñu wax ci wàllu distanciation yi yooyu yëpp dinañ dugg ànd ak askan wi xool tamit yeneen ndaw yoo xam ne lan la ñuy def ngir apporter seen riposte ci xeex bi ñu nekkee Pape Cheikh. voilà ñu ngi lay gërëm bu baax Pape Fara Gningue yaa ñu teewal foofee ca ministère de la santé et de l'action sociale ca kanam wax nga ko léegi ci diggu bëccëg gi daañ la fa fekkaat ci ay waxtaan yoon Cheikh ki borom yi xam-xam ñaaxe du doy borom xam-xam boo waxal tey baax na itam nga tollanti ko ndax tubaab sax wax na ko répétition dafa pédagogique waxaat du bëri wax waaye ñaaxe gi itam dañ fa toll ndaxte il faut que ñuy répéter rek il faut que ñuy répéter mesures yi nañu ko respecter surtout bañ di dajaloo nit ñaa ngi continuer ou quelque ñu ngi continuer di dajaloo di man j'ai vu ay nit yoo xamante ni seen boolu añ la ñu teg ci mbedd bi poussière bi et tout ça doon daanaka fukk ci bool bi ci buntu kër gi. muy lu compliqué Pape te ni nga waxee bu ñu ñëwaatee ci chiffres yi nga xamante ni kon porte-parole ministère de la santé wax na ko. mooy Sénégal battre na beneen nouveau record. jëm ci cas communautaire yi parce que tey enregistré nañ ci juróomi cas communautaire maanaam juróomi nit yoo xamante ni am nañ jàngoro ji te xamoon fan la leen virus bi taqee ba dugg seen yaram muy loo xamante ni lu compliqué waxoon nañ déjà ñi ngi ci 15 bu ci juróomi yokk minimum ñu am 20 cas communautaire yoo xamante ni kon ci yoonu remontada cas communautaire yi la nekk nii ndeem sax tàggoo nañ ak cas importé yi nga xamante ni moom lañ amoon Sénégal Pape encore une fois muy loo xamante ni kon chiffre yu jar a taxaw la analyser ko parce que lan moo waral kon ñu toll ci situation bi mooy pic bi nga doon wax ni ci wàllu épidémie bi te docteur Bousso doon ko wax ne buñ demee ci avril dinañ commencé xam Sénégal fan lañ jëm ci wàll wi parce que lii maîtriser ko day compliqué ban pexe ak fan lañ mën a xam ba nit ñi nga xamante ni ñan lañ contacter ak fin jaar loolu mooy problème bi parce que bu fekkente ni koo xamante ni day dem ci ay barab yoo xamante ne ay mbooloo dañ fay nekk je pense que pour tracer fi mu jaar ak ñim lënkaloog dina compliqué am na benn idée boo xamante ni dégg naa également porte-parole ministère bi wax ko ce matin à la RFM muy rek xool ak téléphone am yi
bon dinañ toll foo xamante ni c'est vrai que wàllu données personnelles dañ koy wax mais gis na ni par exemple Europe wala Chine ba mu fa amee doon nañ xool sax ko téléphone ñi nga xamante ni kon ñoom ñooy cas yi pour xool est-ce que am na kun woo wala fi ñu mën a jaar ak ci wàllu traçabilité je pense que xarala toll na foo xamante ni Sénégal mën nañ faa egg comme ni nga ko waxee étant donné que mënuñoo xam. j'ai entendu ce matin il paraît que ñu ngi jéem xool ak ay Sonatel ak ñoom seen ñiy yëngu ci wàllu téléphonie mobile pour xool possibilité boobu. voilà bu fekkente ni comme ça cas communautaire yi ñoom am nañ téléphone bien sûr ak smart yoo xamante ni dinañ mën a xam fi ñu jaar ak seen i itinéraire bu dee technologie moyen na ko je pense que Sénégal mën naa egg foofu. pour mën a xool rek maîtriser situation bi ak tamit itinéraire ñi nga xamante ni ñoom ñooy cas communautaire yi jëm ci wàll woowu. parce que 5 quand même yu bees day loo xamante ne dina day chiffre yu jéggi dayoo. yoo xamante ni kon mën naa yàq rek li nga xamante ni kon moom mooy stratégie bi nga xamante ni kilifa yi teg nañ ko jëm ci endiguer li nga xamante ni kon moom mooy épidémie bi. en tout cas lii raam ci ñàkk bi la jëm donc nañu moytu bu baax bu ko defee ñu éviter li ñu tuddee cas communautaire c'est vrai que ay baat la yoo xamante ni daawuñu ko dégg ndax bokkul ci sunuk làkk bi crise bi tàmbalee ba tey ñu koy dégg waaye xam leen rek ni am na ñu bëri ñu ne ci réew mi ñoo xamee ni doomi jàngoro baa ngi ci ñoom te xamuñu exactement fan la ñu ko jëlee bu njëkkaan. bi crise bi doog a tàmbali dañ daan gis ay nit yu jóge bitim réew di ko wàllaate waaye léegi feebar bi dem na ba toll foo xamee ni nit mën na la koo wàll te doo ko xam donc yooyu yëpp bu ngeen respecté mesures yi di ngeen mën a aar seen bopp aar seen njaboot aar itam askan wi nga xamante ni moom ngeen dëkkal di leen fàttaliwaat ni ku ci am yoo yëg yu méngoo ak li ñu ne mooy li nuru ak feebar bi tubaab tuddee ko symptôme mën ngeen woote ci numéro vert yi nga xamante ni boobu ba tey ministère de la santé ngi koy joxe. On va finir ak Chérif Dia ñu doog la bàyyi nga dem ca rédaction ba pour togg journal bi ñuy xaar ci diggu bëccëg gi ñu ngi dégg di ko liir juñu ngañ ci sànq ni ndimbal yi gouvernement dina ko jox takk der yi militaires yi bu ko defee ñu séddale ko loolu xëj na mën na jur règlement parce que yenn saa yi ay séddale da nga ciy gis ay kumba am ndey kumba amul ndey xaritu diw ak xaritu Masamba xaritu maire ak xaritu gouverneur mais peut-être mesure bi ça peut être une bonne stratégie pour que ñi war a jot ci ndimbal loolu jot ci. waaw nun mën a def rek ba nit ñi mën ca jot moom je pense que baax na parce que également comme ni nga ko waxee li ci am solo rek mooy nit ñi gis seen bopp ci li nga xamante ni kon moom mooy 69 milliards yi ñu génnee ngir jëndee ko dund jox ko askan wi muy programme alimentaire d'urgence bi nga xamante ni kon bokk na ci loo xamante ni comme nee na nit ñi nan toog ñu mën leen koo jox ba mën ko gis je pense que le fait que ñu dugal ci homme de tenue yi xëy na c'est pour transparence bi gën a yokk parce que mbir moom nu mu gën a jub parce que bëggoon tamit ñu dem ba génn ci crise bi ñu naan fii la jaaroon ak nangam wala saafara su jur jàngoro maanaam la ñuy bañ nit ñi dajaloo wala coow am ci ak yu ni mel ñu dem ba mu causé ko sax wala mu bokk ci foo xamante ni également day gën a yokk li propager li nga xamante ni kon moom mooy virus bi jëm fii ci Sénégal et je pense que stratégie yëpp bokk na ci même assistants sociaux yi je pense que ñoom it seen xam-xam màcc na ci war na ñoo mën a dugal seen loxo ci wàll woowu encore une fois collectivité territoriale yi ñoom it kenn gën demul ñu des muy maire yi ñoom it parce que ñoom ñoo gën a xam askan wi militaires yi xëy na ñoom ci caserne la nekk wala nangam mais maire yi également je pense que bu fekkee ñoo gën a soxla ndimbal de voilà ñoom it il faut ñu dugal dëkk na ma ak ñoom militaire ak ñoom policier ak ñoom gendarme seen salaire yi baaxul de waaw donc bon nan leen ci boole ñoom it parce que ñu ngi wax bon c'est le lieu également parce que seen liggéey dafa métti voilà surtout période bi yoo xamante ni ils sont même pas en sécurité eux ñoom ñiy gérer suñu sécurité non dëgg la ils sont pas en sécurité parce que am na ci ay xale yu dëgër fit yu mel ni man yoo xamante ni alkaati la ñuy bañ a gis militaire la ñuy bañ a gis gendarme la ñuy bañ a gis ils sont toujours sur le pied de guerre à chaque fois ñu jàkkaarloo ak takk der da nga ci gis ay policiers wala ay gendarme yoo xamante ni jàmm sax moo leen di yëkkati mais dañoo dem ba tàmm jàmmaarloo ak alkaati ba nga xamante ni ku ci nekk sax di nga def loo xamante ni warul leen mais ñoom seen salaire yi dégg naa baaxul de non nan ko kii bëri ay mbokk surtout période bi sax moo tax surtout jamonoy couvre-feu boo génnee ci mbedd di gis leen ñoom kese ñu nekk fii ak seddaay bi voilà vraiment ñu ngi leen di rendre hommage c'est vrai que métier la boo xamante ni ñoom ñoo ko tànnata ak ñu ciy dem passion lañ ciy demee mais je pense que li naan waa góor moom day yokk ngóora ñu ngi leen di encourager comme ni ñu koy defee ak waa kër docteur parce que je pense que ñoom it am na rôle bu am solo boo xamante ni ñu ngi koy jouer surtout ñu ngi génn ci 4 avril
di feetu indépendance boo xamante ni xew-xew ñoom ñi nga xamante ni ñooy takk der yi la muy force de défense et de sécurité nekk fii ci Sénégal. temb ren bi sax ñu ngi ko doon wax ci wàllu xeex wàllu épidémie la ak catastrophe yi nga xamante ni kon yenn saa yi bu fekkee ne dafa laaloo askan ñoom leen njëkk a gis ñu dugal ci seen loxo yaa ngi koy wax sànq ci li nga xamante ni kon muy armée bi fële ci Touba gis nga seen hôpital ba nga xamante ni samp noonu ko fa médecin militaire yi également seen contribution ci li nga xamante ni moom mooy suñ système de santé bi am na solo boo jëlee gendarmerie na ko noonu police ak yeneen corps militaire ak paramilitaire yi nga xamante ni kon ñoom ñoo nekk fii ci Sénégal Pape dañ leen di rek kon rendre hommage yaa ngi ko doon wax sànq ci li nga xamante ni mooy contamination communautaire loolu langage la boo xamante ni xëy na ñi nekk ci personnel santé bi ñoo koy utiliser dafay wane ne rek maanaam ci askan wi maanaam wàllaate suñ biir la ci askan wi la jóge dugg ci biir askan wi xëy na moom moo tax ñu naan ci comme ci communauté bi la jóge ñu koy wax rek contamination communautaire. Voilà merci Chérif et à tout à l'heure ak rédaction bu télévision Futur Média. merci incha allah. merci ñu ngi lay gërëm bu baax tous les matins ci première partie yeewu leen bi yeewu leen ci jàngoro bi respecter mesures yi Chérif moo ñuy décrypter yi ñi mën a jàpp ci ay ponk ci wàllu actualité ñu nit ma fàttaliwaat leen ko ñu respecter lool normes yi sama digg ak moom daanaka mu ngi toll ci 1 mètre saa yu yegg si takk maskam comme ni ngeen koy gisee micro bi muy gàddu it dañu koy nettoyer bu ko jëfandikoo ba pare ndoy baan mi nga xamee ni mooy ñëw ci dernière partie bi itam ñu defaat même chose ak moom muy li wolof di far di wax kuy digle càngaay da ngay nangoo càngu boo toogee ci télé bi doonam journaliste wala animateur